Hello, good evening. You are watching the program sponsored by the Ministry of Health here on QTV. And this is where we talk about the immunization routine by the officials of the Ministry of Health responsible for immunization. So welcome to this program. And of course, on this program, we'll also open the line so that you can follow and call, be part of it. For those of you that are listening to us via Q Radio, thank you very much for always following. mbokk yi di leen jaajëfal képp ko xam ne yaa ngi seetaan programme bi ñu ngi laa dalal si programme bi ñu ne la bisimilah te itam del si nañ bonti wérgu yaram programme boo xam ne dañ ko dee am fii alxamis bu ne watu bi ñu jégalu nag mu ngi mel ni semaine bu passé amuñ ko loxo yëpp jàppoon waaye ñi nga xam ne seetaan nañ repeat bi ñu ngi leen a jaajëfal ak képp koo xam ne yaa ngi ñoo seetaanee fu yaa ngi ñoo dégloo si Q Radio mbaɗigol kal konton mo a tola na konton ka fale programme o me yalu kon ka jata kende aka cha janne ani nyim pengole ka fami ko immunization bi fanan murunta nanne ngan na mol soto studio kono ba bulala ye nyokonton ye tofo mole ye annum fanan ini mole nyokonton Khalifa. Assalamu alaikum. A very good evening our able viewers and listeners. I am Khalifa Sedikan, a public health officer by profession working with the Ministry of Health. As usually, we are here with you to discuss immunization activities. So it's our usual immunization talk show that is brought to you by the Ministry of Health, as Balde rightly mentioned. So please stay tuned, and then we hope to have a very fruitful discussion. Yes, we have a beautiful young lady too here on our far left. Please tell us who you are. Okay, good evening everyone. I am Nancy Yata, a staff of the Ministry of Health, working as a public health officer. Okay, we are back here for our health show that we normally conduct every Thursday, as we all know. So we are here today to discuss about immunization. So we hope you'll be willing to tell us your worries related to immunization so that we can also tell you what solutions we have for you. Yeah, so it's important. Khalifa, I will not waste our time here today asking you what is immunization, why is immunization significant, because I think most of that topic, this program I've already covered it. But we would like to know the national immunization schedule in the Gambia. Yeah. So can you tell us? Oh, okay, thank you. We have 3 immunization schedules as a country. So first one is the one we administer at clinic sites. So that is one. The vaccines that we administer to the infants and children. So another one is the HPV, that is human papilloma virus vaccine, the cervical cancer vaccine that we give. We have a schedule for that one too. And then we have another schedule for the pregnant women. So these are the 3 routine immunization schedules that we have as a country. And we will be discussing all of them in detail. So first, we can start with the immunization schedule that is provided to the infants and children. So the schedule covered from birth to 5 years. But then vaccination stops at 1 year 6 months. Okay. But that doesn't mean that if a person is more than 1 year 6 months, he or she should not be vaccinated. So it starts at birth. If a child is born, immediately at birth, we give 3 vaccines. So the 3 vaccines that we give are the BCG, that is Bacillus calmette-guerin, BCG. We give that one, and also we give hepatitis B and polio 0. We give the polio, hepatitis B, and then BCG. So BCG, it helps to prevent childhood tuberculosis. So we give that one to prevent such. And then hepatitis B, we give that one to prevent hepatitis B disease. And also the polio. So we give polio also, polio vaccine.
oral polio vaccine, because we have 2 polio vaccines in the system at the moment. Okay, so we have 2. Yes, we have 2. Okay. We have the injectable one and then the oral one. So we give the oral polio vaccine at birth. So we give 2 drops to the baby immediately at birth. And then for hepatitis B, we are very much concerned with the hepatitis B timeliness, because it's very important. Research has proven that as if a child is delivered now and then hepatitis B is given within the first 24 hours, it is more effective than if a child is delivered after 24 hours you give the hepatitis B. So that is why EPI is not looking low upon hepatitis B timeliness. There are so many things that are in place to ensure that hepatitis B timeliness is always ensured. We have public health officers that are assigned to OPDs. If a child is born, immediately they notify those public health officers and then they give the hepatitis B vaccine together with the polio sometimes. But BCG, because that one is given to 20 people, 20 babies. Okay. Yes, but that doesn't mean that if you don't have 20 babies, you will not give. So we give those vaccines at birth. Those are the 3 vaccines that we give. So if a child is also at 2 months, we give 4 vaccines. Those are the 1 series. We call them 1 series. So we give the penta vaccine, because hepatitis B is in penta. So we give the penta vaccine. There are 5 vaccines in penta: Haemophilus influenza type B, hepatitis B, diphtheria, pertussis, and tetanus. So all these vaccines are in penta. All these antigens are there. Okay. And then all these vaccines are targeting specific diseases. So we give that one at 2 months. Apart from penta, we also give the polio, polio 1. We call it polio 1. They are the 1 series. Okay. So we give polio, the 2 drops. That's the oral polio vaccine. We give that also at 2 months. And then we also give the pneumococcal conjugate vaccine. That is pneumo. So what does that do? Pneumococcal. Pneumococcal conjugate vaccine, it helps to prevent pneumonia in children. Yes, that is a very is an indicator that is very important in health service delivery. Pneumonia in children under 5, especially under 5. So we give the pneumococcal conjugate vaccine to children at 2 months, and then we also give the rotavirus vaccine. So rota vaccine is given. That helps to prevent diarrhea, childhood diarrhea. Okay. So it helps to prevent that. At 3 months also, we give the same series. We call them 2 series. So we repeat the penta 2. That is penta. The same penta that we give at 2 months is the same penta that we give also at 3 months. So we give penta polio, penta polio, rota, and then pneumococcal conjugate vaccine. So this is a schedule that needs to be followed so as to ensure that children are protected timely. Because if they are not protected at that crucial stage, it is always a problem, because at that time the immune system is relatively weak, and then it needs a very good protection so that those individuals can be safe from these deadly diseases. Yes. So before we proceed, let's allow Nancy to do that in the local language. Nancy. Okay. Assalamu alaikum once again. Suma mbokki olof yi. maa ngi leen a wax ne comme luñ nekk di discuss ni suma collègue bi lu mu nekk di wax ni moo nekk comme pengu yu nga xam ne moom lañ dee jox xale. Pengu yu ñu dee jox xale si nurse bi moo nekk first pengu yu nga xam ne moom lañ dee receive mooy 3 pengu. Su fekkee da ngeen dee bàyyi seen xel yéen yaay yi dang dee gis ne sa doom bi su juddoo dañ dee ñëw fekk la ba si labor room bi ñu vacciner sa doom bi. Pengu yi ñu ko dee jox bu njëkk bi moo nekk pengu BCG. Pengu BCG bi nag moo nekk buñ dee wax ne pengu bu dee def maak si loxo xale bi moo nekk loxo càmmoñam bi. moom lañ dee foo sa jox xale bi. su jógee foofu noonu dañ ko dee jox hepatitis B boobu noonu tamit si loxo ndeyjoor bi lañ ko dee def after dañ ko dee jox tooxal si biir gémmiñam tooxal boobu noonu moo nekk polio. So pengu yi ñu dee jox xale bi immediately su juddoo moo nekk BCG, polio ak penta. BCG bi lu mu def wala dimbale xale bi mooy daf ko dee mun a aar si jàngoro bu nga xam ne moo nekk TB. ñun ñëpp xam ne TB daf dee mun a soonal mag astumala su dalee xale.
hepatitis bi tamit dafa jàppale xale bi mu aar ko si jàngoro bu nga xam ne mooy hepatitis B because dang dee mun a gis ne am na yenn yaay yoo xam ne comme dañ dee mun a am jàngoro bi seen biir so yaay bi soo ko amee mun ngaa nekk di wasin den feebar bi mun naa ñëw transfert si doom bi so loolu moo tax dañ dee make sure ne hepatitis B immediately xale bi mu juddu dañ la dee péngu pour because xale bi su péngu rek du mun a nampa loolu dañ ko dee advocate all the time dañ dee mun a gis comme dangaa jur doom sa doom bi mu juddu mu nekk di jooy mu war a nampal ñu ne la doo ko mun a nampal parce que lan la xale bi su fekkee comme yow mooda bi yaa ngi nekk ak case boobu noonu sa doom bi su juddoo du mun a nampa parce que dañ ko war a péngu foos ñu bàyyi dose bi mu dugga si moom nga xam ne daf koo mun a aar si yow jàngoro bi nga amee pour bu mu waala si moom polio bi nag boobu tamit daf dee mun a aar si feebari la feeñ comme ñun ñëpp nuñ ko xamee feebari la feeñ yaa soo su jógee si boobu noonu xale bi su demee ba am 2 weer dañ ko dee joxaat yeneen 2 péngu ak tooxal si gémmiñam bi 2 tooxal soo 2 péngu yuñ ko dee jox dañ dee def benn bi si tànki caamoñ bi ñu def benn péngu bi si tànki ndeyjoor bi suñ paree ñu def tooxal 2 tooxal beneen bi dañ ko dee def yëpp dañ ko dee ibi ñu sotti ko yëpp beneen bi dañoo def 2 tooxal 2 tooxal bi moo dee nekk polio bi beneen tooxal buñ ko dee jox boobu noonu daf dee mun a aar xale bi si feebar bu nga xam ne mooy lii biir bu daw comme severe biir bu daw because biir bu daw bu métti si xale mun nam koo déhydraté comme dafa ñaaka ndox si biir yaramam te loolu noonu mun naa rey xale bi so lu moo tax ñu dee jox xale bi te xam ne comme biir bu daw daf dee mun a yomba si xale su jógee foofu noonu tamit dañ ko dee jox penta boobu noonu tamit daf leen dee aar si because penta bi moo nekk buñ dee do si caamoñ bi penta bi dafa diis boobu nga dee gis ne soo péngoo xale bi tànka bi daf dee diis ñeneen dañ la dee wax ne depuis nga péngu suma doom bi guddi bi yëpp nelawuñ most of the time jigéen ñi suñ ñëwee si noos bi loolu lañ dee last month péngu nga suma doom bi guddi bi yëpp nelawuñ so suñ jógee si foofu noonu at 3 months tamit di seen péngu yooyu noonu lañ dee repital xale yi waat yeah wow so Khalifa, why is it important for parents to follow the immunization schedule? It is very important because at first the schedule is designed in a way that it helps for prevention to be given at the right time, and then also it helps for children to be protected at a very crucial time. Because this is a time that is timely. For us to ensure timely protection of children, people should follow the immunization schedule. Because if they do not follow the immunization schedule, that protection, although it might be achieved, but then it might also be delayed. So let's take an example. If a child is supposed to have the Penta series at 2 months, so and then that child received the BCG and then the others at birth. So, and then happens to default. That is why we will be discussing defaulter tracing, and happen to default up to 5 months. Before the 5th month, this child can come in contact with this the viruses that Penta is trying to prevent, and then such can lead to that individual becoming a case. And then if that individual is a case, that can also lead to an outbreak. Because if there are so many susceptible individuals around those areas, if that person happens to interact with those people, it can lead to spreading of such a disease, such a vaccine-preventable disease, and eventually leads to outbreak. And then we've seen here outbreaks lead to pandemic, epidemics, and so on. So that is why it is very important for people to follow the immunization schedule. The schedule doesn't come from the blue. It was designed as a result of studies, because there were extensive studies that were done, and then those studies recommend that this vaccine should be given at this interval. So if you deviate from such, then it might not be really guaranteed for that individual to be fully protected as we wish. Yes. So please lu mu wax noonu lu am solo la bëggoon nañ pour suñ mbokk yi mën a xam lu mu wax. ok lu mu nekkoon di wax ci anglais mooy comme vaccination buñ dee def comme péngu xale buñ dee def am na ñoo xam ne dañ dee mun na ñëw sax ñu ne la ne last month péngu sama doom bi sonal na ko xanaa dis moom mun loo koo tobal ñu xaar ba weer buy ñëw nga jox ko. vaccination schedule bi nekkut comme lu nga xam ne ñun ñoo toog ñu xalaatal ko suñ boppa studies lañ def
te loolu noonu dafa wane ne comme xale bu nekk comme vaccination bi péngu bu nekk dafa am waxtu bu nga xam ne xale bi waxtu boobu noonu la ko war a jël te waxtu yooyu noonu lañ nekk di follow loolu moo tax comme péngu ñu ko dee joxe noonu so comme yow soo ñëwee ngay wax ne comme suma doom bi péngu bi solal na ko last month this month su ñëwee waruta péngu loolu noonu nekkut lu nga xam ne loolu la because péngu yi nekku ne comme ñun ñoo toog si suñ xalaat ñu ko joxee noonu péngu bu nekk dafa am waxtu bu nga xam ne waxtu boobu lañ ko war a joxe pour mu mun a aar xale bi comme nu mu ko war a aare su nekkul loolu dile yan su amee wala comme péngu bi su ko jëlutee waxtu bu mu ko war a jël si diggante boobu noonu péngu jàngoro yum nekk di aar mu ñëw xale bi mun na koo am te su ko amee dina ko sonal dina ko lor yow si sa boppa yaay bi di nga soona because ñun ñëpp xam ne xale su feebaree doo mun a fekkee daa ngay dem liggéey doo mun a liggéey su fekkee yaa ngi tooga doo mun a tooga comfortable because xale su feebaree dafaa nekk di jooy du mun a wax ne lii moo ma nekk di métti lii moo soo ñu dimbale ñu aar xale yi si jàngoro yi loolu moo gën ñu toog di lii xale mu war a dem noos doo ko yóbbu wala nga toog nga dile ba feebar ñoo fekk ko foofu dëgg la Khalifa, what happened when a child miss at least one vaccination schedule? If a child missed one vaccination schedule, that doesn't mean that that individual or that child will not be protected. Okay. The parents or caregivers should still endeavor for the child to be given the vaccine. So sometimes we've seen at clinics people will default for 2 to 3 months or so, and then they'll still come and then be given the vaccine. And at times we also do the defaulter tracing, and we usually come across such children in the community, and then we vaccinate them. So it doesn't mean that if a child defaulted for once, that child will not be fully immunized. Yes, so the child can still be fully immunized if the child is given the vaccine within the recommended age range. And then we recommend that every child should complete the immunization schedule within 2 years. So that is recommended. So if you see the immunization schedule, people complete it. Children, they complete it at 1 year, 6 months. So the rest of the services that are given are other reproductive and child health services that are given at clinic level. The vitamin A supplementation and then deworming, those are the ones that are given. So we still encourage people, even if they miss an immunization schedule, they still need to come to the healthcare facility or consult any healthcare provider within the area, and then we believe that person will also make efforts to ensure that such an individual is given vaccines, because those are there is a term called missed opportunities for vaccination. These are people that come in contact with healthcare personnel and it doesn't lead to them receiving the vaccine. Yeah. So you're watching QTV, and this is a special broadcast sponsored by the Ministry of Health. Of course, the program comes every Thursday, 9 p.m. through 10. And we'll open the line later, and I'll call on the director if you are here. It will be important for us to take a short break, and after the break, then the program will continue. We'll be back. We are back. This is the special program from Ministry of Health. From that short break, we don't call it a short break, it's now a long break. We're talking about the immunization schedule, and of course default is how we are going to inculcate them and be part of the system. So it's important for us to highlight that conversation here. And to help us with that, we have Sally here, and of course Khalifa from the Ministry of Health, and of course we are broadening this conversation. Khalifa, you were at a very significant point before we went for that break. Yes, I was discussing about the defaulters and then missed opportunities for vaccination, because there are people who miss vaccinations sessions.
and then they have their reasons. And then these people sometimes they come across healthcare workers, be it healthcare. I'll be back. Sally, you know, let's move on with you. Bëggoon nañ nga wax ñu ñoo xam ne duñ dee toppa schedule bi loolu lan la moo def xale bi. Okay. ñëwaati nen si from that short break. So dañ nekk di wax comme ñu nga xam ne duñ dee toppa immunisation schedule bi comme nurse bi nu mu waree ñu nga xam ne duñ dee mun a ñëw nurse everywhere ñu ngi ne laa ñaan ak lu munti mel try leen comme weer bu nekka ngeen andi xale yi nurse yow yaay bi soo ko muntee asi ñu ngi encourage male involvement comme xale yi ñu nga xam ne seen papa yi tamit ñu ngi fa ñu dee try yéen góor yi ngeen dee jàppale seen jabar yi di leen andil seen ngeen andi seen doom yi nurse because pengu yi ñu dee jox xale yi dafa important te comme nu ma ko waxee woon fii xale bi su waree jël pengu tey nga tobal pengu bi demul mu jël ko ba ñaari weer ci kanam yàlla mu ñëw def pengu yuñ ko nekk di jox feebar bu mu nekk di aar mu war a ñëw ci diggante boobu noonu den sa xale bi dafa nekk at a high risk pour am feebar boobu noonu te loolu noonu dafa sonal xale bi sonal yéen ñi nga xam ne yéen a nekk waajuri xale bi because expenditure bi li nga war a dem spend pour jëndal xale bi garab li nga dem yóbbu fay paas dem lopitaan ak yooyu noonu loolu yëpp daf laa sonal te daf laa yaaxal soxla yu bëri teg si nag xale bi tamit dafa feebar te feebar bi mun nay dem ate point bu nga am na feebar yu nga xam ne su demee ba daal xale amul faj xale bi mun naa dee te ñaanuñ loolu noonu yàlla mu am pneumonia comme nuñ ko xamee pneumonia daf dee mun a rey xale parce que lan la seddaay bi su duggee xale bi bu baax su yàggee nokki bi daf dee nekk problème te ñun ñëpp xam ne nokki moo nekk doomi aadama nit soo demee ba sa nokki bi mu am problème rek xamal ne yow comme dang dee nekk di xalaat du nekk ma surtout xale bu nga xam ne xale bu ndaw la kooku noonu mu dem ba nokki mu war a am problème loolu noonu mun naa rey xale bi soo moo tax ñu ngee ñaan yeen waajur yi képp koo xam ne sa doom bi mu ngi si diggante zero month dem ba 5 years because schedule bi loolu la from 0 month to 5 years moo nekk sin xale bi bés bu mu juddu tak dem ba bés time bu moo am 5 years dafa war a dem noos nekkul ne comme si diggante bés bu mu juddu ba 5 years boobu noonu bés bu nekk su demee noos dafa am péngu liñ ko dee jox moo nekk xale bi immediately mu juddu su amee 2 months su amee 3 months su amee 4 months su jógee foofu noonu from 4 months xale bi du dee am péngu daf dee dem 5 months bi so fii de di 5th month xale bi su demee dañ ko dee peese suñ ko peesee den ñu wax la peese bi tamit dafa am solo trop parce que lan la xale bi soo ko yóbbu every month ñu ko peese ñu xool weightam bi den di nga mun a xam ndax sa xale bi dangaa mun a monitor growtham bi di nga mun a xam ndax sa xale bi dafa nekk di lose weight wala comme mu ngee nekk di mag comme normally nu mu war a magee su demee su jógee foofu si 5th month bi tamit xale bi su amee 6 months danga ko dee yóbbuwaat so 6 months boobu noonu lañ la dee jox dañ dee jox tooxal moo nekk capsule bu bulu buñ dee tooxal si biir gémmiñu xale ñu dee ñëw noos ñu bëri gaa xam neen capsule bu ma nekk di wax moom lañ dee jox xale bi at 6 months so suñ ko joxee boobu noonu tamit su ñëwee dafa wee mu ñëw ñu jox ko tooxal bi at 7 months su dellu si waatee boobu noonu tamit amul péngu dafa ñëw ñu wee ko ñu peese ko su pare mu dem di 8 months tamit su ñëwee di same thing dafa ñëw ñu peese ko mu dem so xale bi su amee 9 months moo nekk juróom-ñeneenti weer boobu noonu tamit péngu yu important la xale bi dee jël yan péngu la xale bi dee jël ñetti péngu la dee jël ak benn tooxal ñetti péngu yum dee jël si péngu yooyu noonu mu ngi am péngu bu nga xam ne mooy measles péngu bi nag moo nekk péngu bu nga xam ne daf dee mun a aar xale si feebari ngas ñun ñëpp xam nañ feebari ngas su jàppee xale daf dee serious torop te feebari ngas boobu noonu su demee ba jàpp xale lu mu dee wone xale bi yaramam bi yëpp comme daf dee amee comme ay picca te daf dee xesen te su xesenoo ndox bi su comme xesen boobu noonu lu mu discharge bu mu dee giini su laalee feneen foofu tam dafa taa soo si diggante boobu noonu su demee ba tombee beneen xale bu nga xam ne mu ngi si di seen kër bi te moom tamit jëlut péngu boobu noonu feebar bi mun naa feebari ngas dafa gaaw torop si waalante si xale dafa voilà gaaw si waalante si xale so moo tax ñu dee encourage all the time ñu dee try pour yóbbu suñu xale noos comme nu ñu waree gaa ñu jël seen péngu yi su jógee si feebari ngas boobu noonu am feebar jàngoro yellow fever bi tamit dañ la dee jox péngu boobu noonu moo nekk péngu yellow fever bi boobu noonu yëpp si 9 months bi lañ la ko dee jox boobu tamit daf dee aar feebar bu nga xam ne mooy yellow fever
yellow fever nag moo nekk feebar bu nga xam ne su dalee xale dang dee mun a gis botam yi dañ dee yellowis te boobu noonu tamit su demee to at a point daf dee mun a rey xale wala daf ko dee soona. ok mooy yellow fever. yellow fever exactly su jógee si boobu noonu dañ la dee jox polio boobu buñ dee jox at 9 months boobu dañ la dee jox injectable polio moo nekk bu nga xam ne dañ la dee péngu first dose bi boobu lañ la dee jox at 4 months because 4 months soo xoolee ñetti péngu boobu tamit ñetti péngu nga dee am moo nekk penta bi buñ la joxoon si 2 ak 3 months bi ak nimo bi buñ la joxoon si 2 ak 3 months plus IPV1 moo nekk injectable polio virus 1 so second dose bi lañ la dee jox at 9 months. ok then su jógee si loolu ñu defal la drop bi polio virus drop bi so dañ dee use ñaari yëpp both injectable ak drop bi dañ la ko dee jox at 9 months pour mu mun laa gën a dimbale gën a boost sa immune système bi yow xale bi mu mun laa aar si jàngoro polio because ñu ñëpp xam ne polio moom daanaka ñëpp xam ne ko ku ko xamut sax dégg nga ko te xam nga kenn ñaanu yàlla nga jur doom mu dem moom moromam yi ñu nga xam ne ñoom lañ judda ñoom ñëpp ñuy dox comme normal yow nga jur sa doom bi mu nekk la feñ kenn ñaanut loolu noonu dëgg la so moo tax ñu dee encourage ngeen dee try di andi seen doom yi noonu soo demee sax ba nga xam ne weer bu passé nii comme da nga jàppa mënuloo ñëw noonu because soxla yi tamit dañ dee bari mun ngaa try the following month even though nga xam ne comme last month ñëwuloo bul toog si kër bi nga wax ne because last month ñëw ma this month su ma demee mais bi dafaa nekk problème du mun a nekk benn problème soo muntee ñëw weer bu passé di following month mun ngaa ñëw sa doom bi mu continuer péngu am yi comme nu mu waree mu mun koo dimbale aar ko si jàngoro yu nekk di péngu xale. dëgg la 50 50 505 50 50 505 33 33 129 mun ngeen a call 33 33 129 50 50 505 pour ngeen bokk si programme bi. fii si QTV ñu ngi waxtaanee vaccination si immunisation boo xam ne bunti wérgu yaram bi ñu ngi ko def pour jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk xale réew mi xale nag suñ ko waxee ñu ne dooree ko 0 ba 12 months moo nekk 5 years ba dem ba 5 years ñu 0 to 5 years ñooñu la ñoo xam nga sax dem nañ ba ñun sax lañ foog ne ok 5 years nit ku am 4 years sax warut a dem noos ñun soo demee ba nga bàyyi nampa rek yow moom yow ak noos feral nampa bi so loolu itam dafa am solo pour ñu bàyyi ko xel 50 50 505 moo nekk nomba boole na call pour ngeen bokk si programme bi Kalifa. Thank you so much. So we can quickly rush through the schedule. So for at 3 months, at 4 months we give the IPV, injectable polio vaccine. So we give that one together with the oral one, the oral polio, and then but at 4 months we do not give this rota is not given at 4 months. So at 5 months we do not give any vaccination. It's only weighing that the child gets at the clinic. So at 6 months, the child is given the vitamin blue, and then 7 months also is only weighing. 8 months the same thing. But 9 months we give four vaccines. So measles, yellow fever, and then polio. We give polio and then the IPV. So we give the second shot of the IPV. That is the injectable polio vaccine. We give that one at 9 months. So at one year, we give the meningitis vaccine, which is Men A, and then also at 1 year, 4 months, we also give the DPT, diphtheria, pertussis, tetanus. And then 1 year, 6 months, we give the boosters. That is the polio booster and then measles also, measles 2. So those are the booster doses to ensure that the child is fully vaccinated and fully protected. So, mbadi maninko me foka wala mnyintiko mbe siri njang me kuna wala mo vaccination schedule comme Gambia ye tarambunda sabala soro na nyin penguro men ba ke kante kasilo men no so folo mo dinno taldi o fula njaw nyin o mo musikono mal taldi sabanya o mo mbari musol taldi mi lalon ko be sanji kononto kata fo sanji tang ani nan godi wala karamoto ani suwol kon so dinno wolta wala mo nyinti ko ngamen di la dinno na wuluta jamen do nga pengo diala wala mo pengo sabati asiaka nga pengo sabati diala wala mo folo polio pengo
polio ñing ate ka tondi dinno da kono wala o kam moneke dinno ka dinno tankandi courant ma e ka fu me ko sinto dayno ka dinno tankandi wo courant ma so na dinno muta dinno nya ak jeke dama asingul be ka lamfo am ka tamano so ka dinno tankandi wo courant ma so nga pengu fulanjaw men di ate ni dinno wuluta nyamen wala mo hepatitis B o ka dinno tankandi fanko jusu courant le ma so nga pengu sabanjaw men di ate hepatitis B ate kake dinno bulba bulol so nyi BCG wala kake dinno mara bulol anu ate BCG wala ka dinno tankandi nyi toto jaw courant ma so ni dinno futata karfula fana nga pengu dol diala wala mo pengu nanti nga fay ko one series so wo pengol nyin wala mo follow penta nga fo janne ko pengu lulu wala biji pengu ji lulu ka fre nyoma je anu ate follow akadi no tankandi diphtheria ma diphtheria e ka fo me ko nandi mboyo akadi no tankandi wo mal anim patosis fana aka tankandi wo ma patosis e ka fay ko kedo nunto e ka nyin sasal be kerim bal sai akada mo jama tare koldi mol ka mo le ro ka fo mala mun sasa sifa le nyindi so sasal nyin amanke ko malta mo le tata comme ka fo programme jamato nyame ba sasal niaje jam fata mo la sai na tamandir silol me yalon ko be takan salon ko be takan kule anu mol memba ta kay muka soto oto nyanta kala be wala datile kalon ko tonya be dame nyin vaccinol nyin ina ta do ko men iba ke kan anyama so mo manyanta ta katu koma niya inka pengu do fanandi e ka fume ko rota virus vaccine ngo fanandi ni dinno be karfula adaka dinno tankani mena wala nyin kono bay courant me alan ko aka jaw ya bagal ka dinno jio be la saba so aka dinno tankani wo fanana anu wo aka sun dinni jamala sayala so aka dinno tankani wo man aning ni mo ko kal conjugate vaccine wala mo nyin suma courant me alan ko aka dinno muta so ngo fanam pengo di ni dinno be karfula praje tankawam ni dinno fata la kar saba fana ngata kilingol di ko wo siri so nyi me la ko karfula nga mendi alan ko kilingol di ala ko kar saba so na futa da karnani fatu ka ke domandi wolto nyim polio wala mo sinte dayno courant nyindi ngala penguta di karnani fanan because wato dino tata sembo warta domandi so asulata fen me alon ko abe sembo di la kende kanu wato ni dino futa da karnani dino dolbi e futa karnani dom dolbi e kala e ka sio start le dolbi ka munumo start so dino jama bi ka banko dom anu polio adam fenneti me alon ko aka tambi aka mo soto nyame fa marisa akunu ne folo amanka ko nim moto to ramoga wala nim moya taroma mola abazawna hani wonta so aka domole ay ta ko no ay momuta so wala tan ni no ta fa futa karnani ngani nga penguta fanan diala ibaje la do sita yelo kono do ita na kono wala mo da kono tan nga mento niji so nga garde fulale di dindi wala na futa karnani na futa kar lulu mo ka pengu diala bro fanan kumata baka ni dinu futa kar lulu yeta nosi bar nke pesa jele ni e pesa kalon ko tonya nyindi new fabe on the road to health nga sila fulala bula no sky to koma sila do bo wala ndin do wala ndim bulba do wala ni mara so sila fulo nyin tema ni dinu la pesa ro dunta wol tema online fulo nyi isalon ko dinu nyi al jata kende ya ana sembo na sanjobe kanyandina ba ni dinu nyi na ala pesa ro nyi selta line nyi santo dol bije muso dol bije ka kontana ka he ndadi wala sembo tata la atambita la fo line of wala wodi no woni mankende asembo atambita asanjobe dame ani ata famu nyanta tarra dame atambita wala so ni dinno woni sembo jita duma musu jama bije ko la faham ga he ila ni sembo jita na jita line o duma wo kay be ka lonko tonya nyin fenne be maman ka balon fa sa salem bam fam ko domorol ka nyanta tarra temal nyanta tarra wol line fulo nyin temal so kar wora ko mata bake dinno etanos kanu karo karen ka pesale nga pengol ni borol fanandial bal kar woro pengom kadi o kar lulu pengom kadi o wato bal nyim pesaro bijela kumata indi no fudada kar woro nka da ko nota diala memu vitamin 8 wala kadi ni wul tankandi wulendin finkom nun to ka fala ko modol bije ni suwo kuta ni fitiro kana si damay mukeje bare somonda be sila dron idula be ka fanima e ka fo wulendin finko mona yatin na sai wol dol bije mu kol je nyim vitamin A men kadi muskono mal kadi dindingul fanan bring ifutata kar woro kata fo jani be sanji lul sira ala wucho na futata kar woro kabo dinu futata kar woro sanji kiling kar woro kata wo nyama fo jani sanji lul kar woro nka dialal nka na futata kar sai fana nka pesaro damana kar kononto nka penguro dol diala je wala mo nyim polio di nyin sento dino nka la pengo di
dindiŋo le la bara pengu sifaña di le wala mu da konotati anin sinto pengu ngo fana di la ha so ni ngo di ala je wo be ka wo fana mu garde fulanti pour ka dindiŋo tanka ni ñin sinto daynom nka do fana di ala je wala mu fenkoti measles e ka fata ko fusi ba courant na e momuta cubutol la ka balo be bal wa cubutol ni ka wulele e ka fay ko makla popular rush rush ni amuka ke ordinary rush ti aka wulela no be ka nganyale ka nganyala no aka wulela fana wala tani ni cubuta dol fata ano ka balo fana bele be amake ko aka ke bulo da manoto wala singo da ma wala ke kokono da ma manke mo nyaato sisi da ka ma fa manke aka balo bele be ni ngoje dron anu ngaja be wulere isalon ko nying akamta ko measles rush le wala mo ate fenka courant ati fusiba courant so nka do fana pengo di dino la nabe karkonondo wala mo sayna bor e ka fay ko yellow fever so yellow fever ni ngodi ngo fana di dino la karkonondo e bayila sa tankandi ni sayna bo courant ni memu yellow fever ala tamasero munati nay momuta amari folo anya kono kanete mun kule no balakando comme lonkunto balakando la kamata balo aka jeke dama balo kandi kende ka fa so e mu kalo munay nyim balo kanete ano anya kono fananka nete mungule so mala tamasir let me alon ko ani sasa jama mo mulona so ko pengo di ni dino fotata karkonondo na fotata sanji kilinda ma nga pengu do dialaje wala mo meningitis ti wala mo tonja courant wala pengo pour ka dino tanka ni tonja courant go pengo di na fotata karkonondo so ni sorry sanji kiling so na tambita sanji kiling o fananna sanji kiling kar fula wobe nka pesarol kele nkala wet ni jibe ala sembo ni jibe fa ba nyama la bam fa betare na fa on the road to health na fula sanji kiling kar nani nka pengudo diala pengo me alko ka fa ko IPV2 ina DPT sorry diphtheria pertussis tetanus thank you so ngo pengo diala so wala mo diphtheria atamu nandimbo so nandimbo wala pengo ni ngadi ni ngola nabe karfula karsaba kada fu karnani kanda be pentaconol so pertussis wala mo ni fenke courant whooping cough pertussis so ate fana nga fana na pengo di ka fay kedikedo maninga kamata so ate kedikedo fana na pengo akadi 2 months 3 months and 4 months ngadi o wato na futata sanji kilin karnan fana ka diala ko daga wol mo booster doses let so ka fay DPT booster anin tetanus fana so akam danin dinno be karfula karsaba karnani nga tetanus pengo diala kanda be pentaconol so ate tetanus pengo atata nyaato fana sanji kilin karnani ka pengo kilimo diala ko teke wala mo tetanus pengo nyin bari dinno mo dol bije 3 months yeah so dinno mo dol bije fana ela penta 3 wala mo ila karnani pengori ani la nyin DPT men kadi dinno mo dol bije e mukata nyola e be ka ke sanji kilinde kadi bari mukata nyola kan meyo sabu nga nyinje musol jamaate ka he nden nyim musukar na be kana nos la wato wati bari nda hakilo mama los me yalon ko atenata ndemanna bari bi ate pengo soto ndema pengo soto keta nyaadi wala nda dinno pengo soto bi ateta man pengo soto keta nyaadi so men ko sabu wala nyinti ko nite la dinno ayala sanji kiling ala karkonon to pengota wato men wala ala karnani pengo wota wato men na sanji kilin nyaaro ala karnani pengo ning ala nyindo tema DPT tema nyanda ka ke sanji kilin net ala wujo nyanda ke so nita la dinno nyin wala sanji kilin man timma wata nyindo la sanji kilin timmata so e be nyindo ta dileta la niate te sawunda nos dola ayatre eno manta nos kilin dula nyindo so woka ke walioti dula dola 1 year 6 months bidonka DPT ka Sally Nancy okay lum nekkoon di wax ci soose rek mooy nekka ne comme pengu yi comme nu ma la ko explainale su jëlee pengu yi at 9 months den su jógee foofu noonu su demee ba am benn at dañ ko dee joxaat beneen pengu ci loxoom bi moo nekk pengu bu nga xam ne mooy meningitis so su jógee ci benn at bi du amaat pengu ba su amee benn at ñeenti weer so su amee benn at ñeenti weer dañ ko dee joxaat beneen pengu ci tànkaam bi boobu noonu tamit daf dee dimbale xale bi di ko aar ci jàngoro bu nga xam ne comme pengu tatanos buñ joxee ci xale bu mu amee 2 weer 3 weer ak ñeneenti weer pengu yuñ ko jox pengu tatanos bi mu ngi foofu noonu ak pengu bu nga xam ne daf dee mun a aar feebari diphtéria bi so su jógee foofu noonu xale bi su demee ba mu am benn at juróom benn weer moo nekk 1 year 6 months ci lam dee jël last pengu ami
moo nekk dañ ko dee jox pengu bu nga xam ne mooy pengu bu dee aar feebari ngas soo leen fàttale ko xale bi su amee juróom-ñeneenti weer dañ ko dee jox feebari ngas bi mooy measles so su jógee foofu noonu su amee 1 year 6 months tamit dañ ko dee joxaat benn di seen pengu feebari ngas bi pour gën a boost immune system am bi mu gën koo dimbale because xam ne comme feebari ngas boobu noonu dafa nekk lu nga xam ne dafa gaaw a waale trop so xale bi su ko amee si système am bi nga xam ne yaa ngi ko pengu den anytime outbreak mu am te daf dee gën a mun a gaaw comme time in nawet especially time in nawet feebari ngas daf dee gën a bari time in nawet feebari ngas daf dee bari so moo tax comme dañ dee try by all means xale bi ñu ko dee pengu comme nu mu waree nga gis ne feebar même su ñëwee comme waxuñ ne comme pengu bi suñ ko joxee xale bi du am feebar tuuta waaye even su fekkee dina ko am sax comme num ko sonalee moom ak nu nga xam ne noonu la moo sonalee ku nga xam ne musuta jël pengu bi du nekk benn te feebari ngas bi nekkul lu nga xam ne comme dëgg la su sévère bu baax daf dee mun a rey xale bi waaye du dee gaaw a reyee because dañ dee def treatment suñ demee ba xam ne comme yaa ngi ko amee dañ la dee defaral ñëw jël sa sample bi dañ leen dem test ko suñ ko confirmé den gars yi dañ la dee isolate ñu defal la treatment ba feebar mu mun a génn si yow so su jógee foofu noonu 1 year 6 months léegi yu des from 1 year 6 months dem ba 5 years boobu noonu yëpp every month comme depuis nga jël yaa ngi jël sa start sa vitamine bi at 6 months so su jógee foofu sa 1 year pengu bi suñ la ko joxee dañ laa joxaat beneen vitamine so meaning vitamine bi interval bi is always every 6 months so su jógee si 1 year 6 months boobu noonu dangaa nekk di bud di ñëw noos every month waaye every 6 months dañ laa bud di jox vitamine bi ak garapi saan bi garapi saan tamit xale ñun ñëpp xam nañ xale yi dañ dee bugg a lekkantu ay minti ay biscuit ay chips te xam nañ ne yooyu noonu yëpp daf dee am sukur seen biir te sukur bi moo dee gën a mun a waral feebari saan bi saan daf dee mun a bari si xale so loolu moo tax ngeen dee yóbbu xale yi noos gaa ñu dee jël seen garabi saan bi comme nu mu waree every 6 months dañ leen ko dee jox suñ demee bañ dem ba am 5 years pour mu mun leen a aar si feebari saan bi all right loolu am na solo lool Kalifa time o bantale say laftale pour nga sarodi ala barka bake mbadi mun jiber lal anin lamoy lal be contente bake mol kany programme folole mo jamaka lamoy mo jamaka jibe fanam oto mbe jiber lal ni lamoy lal be tentula mbe jayla mbe yamarande men dila wala mo nyinte ko mbe men dila tol kunde la ni jama be wala mo nyinte ko mbe sakata nganyo makoy birin kaji vasol wala dino be melbul kata fo wululal ani mo ko ton mo yalan ko mara lala moyti mara mo bebul to kadam be sakata na dinno leta nos ye nos nying noma ani muskon mal fana yela ela nos noma ko me nyanta ka so nyamen ani dinno me yalan ko e be karamuto mel soko muso dindewol musol me yalan ko be karkon sanji kono to kata fo sanji tandinan mbe sakata nim penkulal mi nyaaje wato menen sa foye ko isi penkota bari janin kata je en ka fo school administration ala barka abarka thank you yeregen jef ala barka Kalifa wato bantale this is all we have for you today and we will be back here again inshallah next week for another edition of this program. Next is the 10 p.m. news from QTV. Bye-bye.